Mesdames, Messieurs, amis et chers téléspectateurs de la Proxi TV, bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur cette antenne de la Proxi TV. Nous sommes samedi aujourd'hui, comme chaque samedi à partir d'aujourd'hui, j'y éprouve un immense plaisir à vous servir dans votre nouvelle émission. C'est le moment. Une émission spécialement dédiée aux annonceurs, organisateurs d'événements, à voir et à découvrir les exclusivités, les nouveautés, à voir aussi vos artistes favoris sur ce plateau. Mesdames et messieurs, amat mbégte ak kontaante saa su nekk di wéy di ànd ak yéen jaaree ci seen émission bu mag bi nga xam ne moo di c'est le moment de découvrir une nouvelle facette de la télévision, c'est le moment de découvrir une nouvelle dimension de la télévision sénégalaise avec de l'innovation. La Proxi TV est là avec une toute nouvelle émission. C'est le moment dem mbégte ak kontaante di leen wax ni émission bengok yéen a ngi ko doon xaar di jégalu bu baax a baax. Je sais que vous nous attendez depuis 11h, ñu am problème technique bu ndaw mais ñu ngi ciy jégalu bu baax. Mesdames et messieurs, vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, damay am mbégte ak kontaante di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a safoo la Proxi TV. Mention spéciale à ma maman, mention spéciale à mes amis de la Côte d'Ivoire, Kachola, Bouaké, Abidjan, mes amis d'Espagne, Maroc, maa ngi leen di ziar bu baax a baax. Ayca xam ngeen ne nag j'ai l'habitude de le faire aussi tamit dama koy wax xam ngeen ne tey buñ ko waxee c'est le moment premier numéro d'émission mu nekk émission ba nga xam ne saa su nekk dinañ fi jaarale li nga xam ne moom moo di actualité la nga xam ne xew na ci game musical bi ñu gis ne nag ces temps-ci on a enregistré des sorties vraiment explosives. Wally Seck qui revient de force avec Mamacita, on sent vraiment un clip extraordinaire, un casting hors pair. Wally Seck a chauffé encore la toile ak nabar bi ci kaw a kaw mais également ki nga xam ne moo di Adiouza moom tamit ñëw na après une longue absence autant pour moi kenn gisu ko ci scène musicale yi. Adiouza moom tamit dellu si na def lu bees tàq ñu dem xool ko tout de suite revenir sur le plateau le temps que ñuy dalal suñu invité car je vous dis que aujourd'hui l'enfant chérie de la banlieue dakaroise, la phénomène, elle est belle, elle est sublime, la charmante demoiselle qui se nomme Anna est là mesdames et messieurs aujourd'hui avec moi aussi Amdi Fall moo ngi fi xale bi nga xam ne moom mooy xaritu Titi, moom mooy xaritu Ndeye Gueye, moom mooy xaritu artistes yi ci Sénégal yëpp. Je vous rappelle que aussi que ki nga xam ne moo di Max Maïga di rakk ci Lamine Maïga sera là également ak ki nga xam ne moo di Prince Dioum. Tout de suite regardons le nouveau clip de Wally Ballago Seck, Mamacita. xam naa ne daal li olof Njaay di wax cat moom dafa mel ni da ciy commencé dugg mais yàqu ci dara. Je vous rappelle que aussi Ngouda Bey moom tamit également il devrait être là sur le plateau aujourd'hui avec nous. Malheureusement mu am lu ko dab ci diggante bi. Ngouda di la wax ne yàlla na ci suñu borom wis ndox bu sedd. Puisque li nga xam ne moo di clip Adiouza bi ak Wally Ballago Seck bi pour l'instant régie ñoo ngi ci liggéey le temps que ñu indil ñu ko bu nekkee mën nañ am rek la nga xam ne moo di clip bu Ngouda Bey bi samay noonu ñu seetaan ko dellu si sur le plateau waxtaan. Léegi bu ko daa defee damay daal di toog ndànk comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est belle, elle est sublime, elle est charmante, sa voix est juste époustouflante, extraordinaire. Elle s'appelle Anna. Oh là là tey mooy fi xam naa ne du leen may dara xaritu daju dëpp borom Proxi TV di sama rakk di sama xarit aussi Amdi Faale la Amdi ba lépp tawfeex ba sonno ci yoon Amdi tey da ngaa biddanti sinon acca ñu bàyyi la nga nuyoo ko Sénégal, ñu bàyyi la nga nuyoo ko téléspectateur ak internetu Proxi TV yi nga xam ne ñoo ngi ñuy seetaan jamono ji en direct jaaree ko ci télé bi ak la nga xam ne moo di suñu page YouTube. waaw di ziar nag di nuyu Sénégal yëpp di masawu ñëpp ci coono jàpp na ñëpp di wax naan leen am léegi nii tey ci biir Proxi TV ànd ak leen xarit di jëppinoo nga xam ne lu mu animé bu baax la dëgg du neex waaye nag tey ñaan jàmm Sénégal yàlla na jàmm yàgg jàmm ci la lépp xaj boo amee jàmm ñàkkoo dara di bëggee waa Proxi TV yëpp ak sénégalais yi ñuy seetaan yëpp di wax daal yàlla na jàmm yàgg aussi elle est là machallah doom day daju ak xale bu waande bi machallah kenn du moom Anna moom man je l'aime bien en fait elle est osée voix bi on en disconvient même pas. Anna maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar Pino. Anna naka yitte yi. ay te yaa ngi nii rek. Anna yaa ngi cool. waaw maa ngi cool. mais Anna tey da nga ñëw toute souriante là. Comment ça se fait? C'est naturel, c'est dans moi. Ok. say bañ a weex.
non bàyyi tooñ waay. ayca ñu bàyyi la nga nuyoog Sénégal ñu bàyyi la nga nuyoog yow tamit téléspectateurs yi. waaw avant tout d'abord maa ngi nuyu Sénégalais ak Sénégalaises yi ñu seetaan à travers la Proxi TV. C'est Anna. C'est Anna. Oui. Tout juste. Oui, tout juste. Anna tout court. Ok. En tout cas, Anna, au fait, Anna mooy kan? Anna est une jeune talentueuse. dëkkee Malika. Dëkkee Malika. waaw. Après. sama carrière maa ngi koy commencé depuis 2017 mais boobu damaa doon def ay kër rek fasuma woon nii nag. Ok. après noonu nag ma ñëw fii nii yàlla def ñu tëxul ñëw fii nii Malika léegi benn jour sama benn xarit mu tudd Jazz boole maa di daaj. après noonu après ñu dem studio ba ñu may def comme genre test daal. ok après si ma benn jour rek daaj contacté mu ne ma ñëw studio ba. mu ne ma am na son ngaa ko bu génn mais damaa bëgg nga reprendre ko ma ne ko waaw après premier couplet bi noonu ci jour bi ci laa jëlee premier couplet bi enregistré ko. mu ne ma waaw nice après beneen semaine bi nga ñu duggal deuxième couplet. mais Anna étant élève ku nekk xam nga ni showbiz boo xasee ci feeñ télé wala nga feeñ YouTube en fait da ngay nekk benn star. mais avant loolu noonu j'aimerais bien savoir à tes débuts ñu xam ne showbiz gis nga ni mu mel ñu gis tendance yi nga xam ne ak tentation yi nga xam ne moom moo am ci milieu showbiz bi en fait say parents nan lañ dundee sa début ci musique bi. waaw commencement c'était pas du tout facile moom parce que artistes yëpp jaar nañ ci c'était pas du tout facile parce que am na ay temps dama doon mën naa ko daw jàng affaire yooyu noonu. da nga doon daw jàng. waaw loolu mais yàgg na nag mais yàgg na du. loolu moom je sais que daj digalu la ko. non daj digalu ma ko loolu yàgg na moom yàgg na depuis bu ñu nekk Grand Yoff du genre. mais dañ may woo ñu ne ma damaa bëgg nga këru daal. nga ñëw defal ñu ay kër ci noonu mais ma bàyyi sama temps kii ci laay daw dem. këru affaire yooyu noonu yenn saa yi su ma war a jàng coup du soir sama tante ne ma foo jëm ma ne ko coup du soir laa jëm. fekk na ne dew ma coup du soir damay dem di aw du genre affaire yooyu. mais Anna nan nga dundee li nga xam ni moo di musique bi popularité bi ak vie scolaire bi. c'est difficile non maa ngi koy gérer c'est difficile moom yaay maa ngi koy gérer nag sant yàlla bu baax maa ngi koy gérer loolu nag. ok ak encouragement sama xarit yi. aw ma seen fay dëgg nag. macha allah Anna ñu ñëw ci say réalisation ñu gis ne da nga njëkk cover li nga xam ni moo di Ngaaka Blindé Incorrect techniquement comme je l'ai dit tout à l'heure techniquement dafa nekk benn son ba nga xam ni notes yi ak accords yi dafa difficile mais Anna dafa ñëw mu ne en fait man Ngaaka Blindé Incorrect lay cover pourquoi ce choix. Ngaaka ñëpp xam ne du artiste bu ndaw moom. lu muy def mu mën na ko car macha allah. yow tamit doo ko ndaw. amin loolu laa ñaan yàlla bés ma doon ku rëy loolu lañ laa ñaan yàlla parce que rêve la. rêve la moom mais ñaan naa mu doon réalité nag. Ngaaka Blindé cover Incorrect ça a été facile. non yomb toon de dëgg na yomb toon. That dub international beat.
Nene dañoo bëri Nene moom dañoo bëri Sénégal dañoo mujj a bëri xam naa moom damay mujj a gaañu rek xaw ma ni ñu koy waxee mu ngi perpendiculaire xaw ma mu ngi carré mais Anna oui ni ma la ko waxee woon sànq en fait il y a un bon nombre de téléspectateurs ou bien d'internautes qui me disent en fait on va entendre la véritable voix de Anna. Anna est-ce que mën nga ñu may benn a cappella en exclusivité en direct sur la télé. ok benn problème. dañuy tàcc wala dañuy fi tasu wala dañuy croiser les bras. yéen leen neex def leen. ayca allez-y. yàlla am di jàppal tam. waaw ok nañ dem 1 et 2 3 c'est parti. yàlla sama borom. yow mi màgg sàkk asamaan ak suuf maa ngi lay wëyal. yow yàlla bi ñëpp di ñaan ci àdduna si maa ngi lay wëyal. sama yàlla baax na sama yàlla baax na sama yàlla baax na baax na ci man baax na oh yàlla baax na oh yàlla baax na oh yàlla baax na baax na ci man baax na. oh là là. yaram daw na yàq de sax nice. merci beaucoup. Pire produit de Daïcha, mais Anna, machallah, machallah, machallah. Anna, quand je t'entends parler, en fait, j'entends un peu ceux qui sont au niveau des chorales. Anna, là, on se lève chorale. Non, même pas. Mais j'écoute des louanges. Ok. Donc, c'est ce qui t'inspire, c'est la source de ta belle voix, en fait. Ah, peut-être, mën na nekk tamit don de Dieu wala talent caché rek. Ok. Anna, tout juste pour revenir, on t'avait vu cover un son de Ngaaka Blindé incorrect, j'en avais parlé tout à l'heure. Après, par la suite, nga ñëw dellusiwaat ci bàyyi li nga nekkee. En fait, après bàyyi li nga nekkee, man j'ai l'impression que da nga bëgg a nekk benn artiste thématique parce que artistes yi d'habitude dañu am ay fonctions. Il y a des artistes ambianceurs, il y a des artistes thématiques, mais man si je te vois et que ma gis son yi nga xam ne def nga ko cover bi nga def ak son bi nga génne, tu vas être une chanteuse thématique. Pourquoi ce choix? Parce que société bi léegi dafa jaxasoo quoi. dafa jaxasoo trop. te damaa gis ni léegi góor ñi amatuñu yërmande ci jigéen ñi jàppee ne benn objet du ñëpp nag de wax dëgg nag pour bañ a blesser ñeneen man j'en fais pas partie. non man j'en fais pas partie hein. Ok que ça soit clair hein. Ok j'en fais pas partie hein. mën naa ne moom. Ouais. Parfois dañu jàpp jigéen di utiliser de telle sorte que da ngay mer quoi. Anna, bàyyi li nga nekkee qui relate l'histoire d'une femme qui a beaucoup souffert et que aussi nga ciy jàllale ay messages de sensibilisation ci kaw ñu bàyyi maltraitance bi ci biir néegu sëy bi ñu bàyyi jigéen ñi ñu toroxal góor ñi tamit nga invité leen à ce que ñu def prise de conscience autocritique. Mais Anna, est-ce que ça sera facile? Est-ce qu'une simple Anna peut changer le monde selon toi? mu neexee yàlla incha allah ndax lépp ci loxo yàlla la quoi lépp yàlla la mënu ma wax tey mën naa changer par nag loolu du mën a nekk ndax lépp yàlla la. Ok Anna, tout juste pour dellusiwaat ñu dugg un peu ci li nga xam ni moo di contenu son bi après par la suite ma am fu ma la gis nga nekk di ngay waajal benn son man maa koy wax Sénégal en exclusivité man maa leen koy may en direct. Anna moo ngi waajal benn cover ba nga xam ni il reprend un son d'Edmo Flow duma wax ban son Edmo Flow daj ju dëpp bu Proxi TV je sais que dina ma ray ma dee mais je le dis en direct sur la Proxi TV. Anna oui Pino Anna bàyyi li ngay def laa def mais Anna pourquoi ça
lan moo tax lii nga ñëw ñii bëgg jékki-jékki rek bëgg ñuy përëxee quoi. pourtant borom bu rexee ñu sax Pino yaa ngi tooñ de. jom moo laaj de. en tout cas juste pour revenir ak juste pour ñëw ci Amdy dama bëgg tout juste nga wax ma ci sa carrière musicale li nga xam ni commencé gun nga ko démarré gun nga ko lan moo la ci gën a neex ak lan nga ci dund lu la ci gën a metti. li ma ci gën a neex mooy patient bi amour bi. amour bi surtout amour. kon ndeysaan elle est passionnée de ce métier et elle est passionnée de la musique oh là 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 comme c'est fou lu la ci gën a metti ana. lu ma ci gën a metti. lan nga ci dund lu la metti wala ban expérience nga ci am lu la metti. wax dëgg na mooy yombut de. saa yi da ngay dugg studio ñu ne la fi ngay yéegee fi ngay wàccee du genre nga foog ne yaa ci nekk nag. des fois nga yuuxu ba toog daj jox la cere ak meew. waa cere ak meew naan ndox mu ne ma kaay jeexagul de surtout son Edmo flow bi am na benn partie boo xamante ni man damaa ne Edmo kii jàmbaar dafa mën wëy daaj na mi gis nga de. Edmo du ku ndaw tamit. en tout cas macha allah Anna gis ngeen ko tellement talentueuse avec une voix éperdument mélodieuse machallah elle est belle elle est raffinée elle est élégante elle est toute jeune nekk jeune nekk en classe de seconde en même temps rallié ko ak li nga xam ne moo di carrière musicale ñu gis ni il avait repris un son de Ngaaka Blindé incorrect après mu ñëwaat indi la nga xam ni moo di bàyyil ni nga nekkee muy préparer li nga xam ni aussi moo di beneen clip ba nga xam ni cover la mu reprendre un son d'Edmo Flow ban nga ciy reprendre sax. bu la dara métti. bu la dara métti ñu gis ne après incorrect ki nga xam ni dafa incorrect nee na ko bàyyil li nga nekkee après par la suite ki nga xam ni moom lay teg lu ko métti mu ne ko bu la dara métti c'est comme si c'était que cette fille elle est venue pour changer le monde et effectivement man gëm naa ne mën na ko def je vous rappelle que aussi sur mon plateau je suis en compagnie de Amdy Fall Amdy nag man jikkoom neexum Amdy moom Amdy jikkoom neexuma Amdy dugguma Amdy sikk na Amdy lëj na Amdy moo ngi toj Sénégal mais laataa loolu Amdy nuyoo nga ba pare doo nuyoo waat tey du ma la may tus loolu mooy ma jël day perpendiculaire mais xaw ma day perpendiculaire xaw ma day carré daw nga loolu nga neex Amdy dañ ne Amdy Fall gis ko ci Titi bu nekkee régie éléments yi disponible na mën ngeen ma ko may ñu xool ko ñu ne Amdy Fall ñu gis ko ci Titi Amdy nga nekk ci Titi ngay feccal Titi jox la teraanga bu nekk Titi gis la fu nekk Amdy ñu jékki-jékki gis la ci Papa Ndiaye Thiou Amdy nga jóge ci Papa Ndiaye Thiou Amdy nga dem ci Ndeye Gueye Amdy nga jóge ci Ndeye Gueye Amdy ñëw ci Faramareen Boys léegi en exclusivité lañ ma wax ne Amdy moo ngi léegi ci Ibro Naajo ba tey ci guddi day dem jeu ji ak Ibro Naajo Amdy lan mooy sa problème ak Titi. waaw loolu yëpp sant yàlla suñu borom la rek ndax yaakaar naa nga nekk xale am jaar-jaar boobu yaakaar naa ñàkkoo dara ndax am na naa xam ni tey mën naa ni su ma ko meloon li nga tudd ñëpp ay vrai la am na ñoo xam ne su ma ko meloon duma mën a nekk ak ñoom ñëpp duma jaar ci ma ne ko Titi macha allah moom elle est exigeante ci côté art moom ku nekkul ndaanaan ku lu fadri doo jouer ak moom doo taxaw ci kaw seenaan man loolu wóor na ma mais ba tey waxoo ma ay sama xarit laak de Amdy loo joteeg Titi. ñoo Titi jotewul dara sama yaay la kooku def na ci man lu bari yóbbu na ma fu ne nag avant Titi Papa Ndiaye Thiou moo jiitu. Papa Ndiaye Thiou. waaw à ce qu'il paraît moom moo la jàngal fecc. kooku lu nekk ci man moo ko def ci man ba may xale la ba nay xale. mais nekkatoo ci moom. waaw parce que dafa toogoon ay moment yu bari benn diiraa rek mu jékki-jékki dem voyage yi Angleterre yàgg fa lool. maanaam mu bàyyi quoi. gars yi dem nañ ba naan Papa Ndiaye bàyyi na aara bàyyi na fecc mu yàgg fa lool ñëw fekk booy kenn ku ci nekk nag nekk sa yëfi bopp yaa ma gën a xam loolu moo tax am bi ànd trop Papa Ndiaye Thiou. mais est-ce que jarul woon tamit Amdy nga toog xaar ko. waaw mais tamit aar bi xaarul kenn diir bi ngay toog di xaar boo yaa ngi fël di waaw jaar ci parenteer di tukkal di rukk ba mu nooya loolu la de. sa digganteeg ndéegi. waaw sama digganteeg ndéegi moom sama yaay jooju di ko nuyu
mais am di man damaa for ci weewu bëy nit ne ma am di moo ne am di faal moo ne ndéegéey na jël retraite dafa war a bàyyi aar. astafurlah ay bun mu dugal est-ce que du yaa ma bëgg a dugal sax noonu ndéegéey sama yaay la kooku. non man ba ma ko déggee ça m'avait surpris parce que sa digganteeg ndéegéey da nga ko bëgg lool ma toog nga tagg ko ba tagg jëkkëram Papa Boy Djiné moo tax man j'aurais bien voulu nga wax ma sa digganteeg ndéegéey parce que apparemment jegante yu trop am di li may wax rek naan la kooku sama yaay la dina ma teraanga dina xam ni su ma ko waxul du ma góor dund naa man lu ne day sol daal tey ma ne ko yaay lii bëgg naa ko mu jël ko jox ma kon kooku aw ma fayam yóbbu dugal na mu ci ay nit yu baax yi nga xam ni buñ ma jàppee ba léegi à cause de moom la ndéegéey nag waaw yàlla suñu borom dañ daan ànd yàlla suñu borom may ko jëkkër muy Papa Boy Djiné di leen ñaanal yàlla na jàmm yàgg ci ñoom dara taxul ma jóge ci moom moo dem ba ci biir talatul yu bari talatu ko ndax sëyam te wax na dëgg waaw yaakaar naa taaru jigéen moom moo di sëy te jigéen ju ci nekk ñaan nga yàlla suñu borom toog gérer sa kër fondement sa famille te yaakaar naa jigéen ju ci bëgg lu baax ci loolu nga yëngu noonu la demee nag. Amdy après ndéegéey ñu gis ne Amdy dafay mel ni ana jommi woo dafa mel ni lu jige ci kaw en fait di def nii après Titi ndéegéey Papa Ndiaye Thiou Amdy rétrogradé boppam ñenn ñi ñoo ko wax du sama wax nag ñu ne Amdy moo sut niveau waa Faramaren Boys kon lan moo tax Amdy dem Faramaren Boys parce que nee nañ yow li ngay fecc booy yi fecc ñu ko li ngay ambiance booy ambiance suñ ko fi nga teg sa tànk ci seen booy yi àggaguñ fa kon lan moo tax le choix lan moo waral choix bi nga def rétrogradé sa bopp maanaam delloo sa bopp ginnaaw dem Faramaren Boys. non même pas loolu yaakaar naa du delloo sa bopp ginnaaw ndax lu tax fii ku ñemee ku ne dañ laa dee te ñun bañ ciy toll Papa Ndiaye ba ñuy ànd ak Papa Ndiaye Thiou Papa Ndiaye Thiou mi ngi ci ay digg ndëndëm kenn dootu ko présenté ci aar boobu àdduna yëpp xam nañ ko ñenn ñi demoon sax banaan Papa Ndiaye dafa ñàkk fu la xale yi muy àndal waaw mais sant yàlla parce que dem nañ ba Papa Ndiaye Thiou dinu wooye bulet yi xam nga groupe am moo nekk groupe Thiou mu dem ba nuy wooye bulet yi bulet yi xamu Thiou day am bulet Papa Ndiaye Thiou dinu wooye bulet yi ñuy rukk ba mu nooy buletu bër lay doon bulet moom ku ne xam nga ko wala buletu la mooy maanaam Thiou li ci gën a saf mooy doon ji ndaw yooyu noonu nga xam ni yaa ma gën a xam boo koy lekk dangay sentir neex loolay bulet cadre Titi nag sama yaay jooju nga xam ni lekkul dara bàyyi njabootam barke sëñ Tuubaa Mbàkke lu mu am jaamu yàlla yee ko bàyyi ci loxoom ba nii maa ngi ci moom ba nii maa ngi ci moom jugeewu ma fa mais Titi nan nga mën a nekkee ci Titi nekk ci Ibro Naajo nekk Faramaren Boys tamit Amdy Fall waa loolu yëpp sant yàlla suñu borom xam nga lu tax tey mën naa ni Ibro Naajo xam nga ñu ngi tey Mbuur ñoo ngi Mbuur Titi géewul Faramaren Boys tey dinañ ma comprendre tey su Naajo war a géey ma war a géey ju Mbuur gars yi dañuy dem parce que avant ma fay nekk ñoom dañ daan ruq ba mu nooy Sénégal yëpp xam leen ñu nekk ay xale yu ndaw nag mën lu ñuy def lool bëgg seen bopp man ñu neex ma de ma part maa neex Faramaren Boys boo gisee man ma liggéey ak ñoom dafa am la nga xam dafa nekk si ñoom muy yar teggin bëgg seen bopp mën li ñuy def te loolu bu nekkee ci xale rek so yoon day rafet Amdy nag dégg naa ñu naan moo sit niveau waa Faramaren Boys affaire bi du niveau tey fii ku fi ñëwee dañ laa dee jàppalante la. non mais Amdy tamit niveau ci la bokk kon bu nekkul niveau lan la aussi. boo déggee man niveau wax naa ko sànq samay biir wax. ne la ñun ba ñuy ànd ak Papa Ndiaye Thiou nekk xale xamuñu dara ci aar. tey Papa Ndiaye Thiou li nekk ci ñun moo ko def ci ñun ba tax artistes yu mag yi tey ku ci nekk bëgg am di liggéey ak yow. ok li Papa Ndiaye def ci man tey am nañ Faramaren Boys kenn ku ci nekk am na loo nga xam ne manqué na la te ñaan naa yàlla loolu noonu manqué la. ma def ko ci yow am na lu nekk ci ñoom la nga xam ne tamit nekkul ci man ndax doomu aadama bu ne am na lu la yàlla moo ñaale te am na lu nekk ci ñoom la nga xam ni mën na bañ a nekk ci man tey buñ boolee xam-xam yi kenn ku ci nekk di nga jariñ ci sa morom noonu la dem. Amdy jóge ci way Amdy jóge ci fecc daal di ñëw ci way ma dégg ñu ne Amdy day way
te man am di ban année laa la xam 2001 xaw ma 2001 xaw ma lan 2000 mooy taw booy bi ngay uti ji xaj ju ndaw yooyu. ñoo daan ànd nag bu ci génn sa bopp ci nga de. ba rek kenn du ko wax am di jékki-jékki ba gis ko ci fecc am di toj Maroc am di toj Mauritanie am di toj Sénégal ma jékki-jékki ñu ne ma am di léegi day way te am na sax lu muy waajal. waaw am di kiyéeti am di day kebetu dëgg la kebetu waaw comme lan par exemple est-ce que mën nga ñu ci may dara. xam nga tey am na ñoo xam dañ naan taasu ñi naan kebetu. lan mooy kebetu. kebetu mooy maanaam wax tërërër yi. waxal tërërër yi ñu ko. comme dafa am taasu kat dafa am ka nga xam man dama ko bëgg. muy daam seen. ak sëñ Tuubaa Mbàkke Sige Jéen Marko Deg Birane Ndiaye ma jaay jëm ak ma jaay ma ci tube xaar yàlla Birane Ndiaye ndeysaan kooku borom Cees la daam sama nijaay jooju maa ngi lay ziar bu baax a baax ñëwal kooku ndeysaan baaxkat la boo seetloo tourné naa benn kilibam bu mu naan lambar bi mu naan nga teg sama cin nga bëgg ma koo njëkk a ñam man duma ko nangu ndaa saay bëlëng ca bëy tëlëng ku joomal góor joom mi balaam ca bëy tëlëng ku doon liggéey na nga jër ku doon liggéey jërëjëf wàcc leen borom tool ñëw na daam seen dama ko bëgg. xaw ma ba xam téléspectateurs yi yéen a ngi may seetaan mais ni mu ko engrosé nii man mënu ma ko comprendre ana comprendre ma da ko engros ma dellu ni la bax sa wax dafa lax moo la tax rax boo da naan soo mu tax li tax bi tax bee tax waddal pi tax bi ña ko tax mu rot tax dugg ci ndox naan paccax luy dindi loolu kooku dama ko bëgg. je quitte le plateau. non bàyyi ma non am di foog nga ñëw ñu jàpp temps est-ce que mën nga jàpp temps am di foog nga ambiance tuuti. il faut nga mayal ma ci la nga xam ne waxuma waxi Dame Sène waxuma waxu Papa Ndiaye coppet mais tey jii sa waxu bopp am di lan laa war a jàpp sax bu ndànk. ne leen kewal du tëb ni doom jëbët am di faal ni mu mel yaay jëlo nduru ni ma mel sama baay laa nduru ku soreeri baay doy doota la xaaram bën di la ba max nga wékku njoowaan danga yaakaar fiixlu ba fajar nan xoolal yéene lu waay mën na nit ki ci lu baax booya boo defal jamono mën naa dem ba ku ci nekk am looy sago am di nee na àdduna dimbalante la àdduna yërëmante ma dellu ni la xëbal jàmbar dàq ragal naagu repp xañ ki nara am lépp loo ci jéem yàlla ngay bëreel tani ji wasaana tani ji waxal xoolal tani ji wasaana waxal tani ne leen tani ji wasaana billaay tani ji wasaana wutal mbuusu sow ak doomu guro ak sondel bu ndaw ay loolu mooy sa sarax Amdy Fall gis ngeen ko macha allah dégg ngeen la nga xam ne mooy problème yaa nga xam ni gars yi ñoo ngi ko doon wax sur les réseaux sociaux ñu ne Amdy Fall dafa am problème ka nga xam ni moo di Titi nee na Titi yaayam la Titi léppam la ba tey moo ngi ci Titi way di ànd ak moom Titi ji na ko teraanga bu nekk te xalaatul benn yoon daal di koy bàyyi digganteeg la nga xam ne moo di Papa Ndiaye Thiou moom tamit leeral na ci mu ne gis ngeen li nga xam mu ne Papa Ndiaye Thiou li nga xam ni moo nekk ci moom li doon nelaw ci moom Papa Ndiaye Thiou moo ko ci def Ndeye Gueye tamit yaayam la xaritam la chéri Papa Boy Djiné maa ngi lay ziar yar na sëy bi barkeel ci daraje Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne tamit ñëw na Faramaren Boys mais dafa ñëw pour contribuer ci développement Faramaren Boys ñuy jàppalante sottante xalaat sottante xam-xam ndax aar kenn moomul lépp nul ne détient le monopole du savoir da ngay def kii def bu ko daa defee mu mën a ñoŋ mën a jëm ci kaw en tout cas loolu mooy ay kàddeem Amdy Fall ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir sur notre premier numéro d'émission c'est le moment ñu am mbégte ak kontaante Amdy man dama kontaan mais Amdy di nga ma wax Amdy sa sañse avant ngay dem Amdy but su nga laal daal di def noir daal di koy régi su ma leen ma dal jëlale ma dalu Amdy Fall yi man am naa ay boots mais musuma am boots yu mel nii. waaw mais. noir nga laal daal di def say brillant def orange def lii nu mu tuddati argenté daal di def sa jaaro étoile di ñu wan ne star nga Amdy sa sañse Amdy kii taa habillé. waaw mais noonu la doomu aadama nit da ngay bëgg sa bopp. rawatina artiste. gis naa say costume. ndax nit moom waaye du ma ko waxee ma gëm ko ndax ñëw nga nekk ba ñoo fawandoo
c'est que nit ak ci lépp looy mënti yëngu habillage dafa am solo si doomu aadama marqué sa empreinte. nit surtout artiste yow avant war ngaa dox rek ñoo xam ne kii artiste la nit da ngay aare mooy maanaam ci solin ci ab ci waaw ci da ngay waane quoi da ngay mel ne man quoi quand tu parles et que tu dis waaye tu sais waaye. dama laa bëgg ndax da ngaa osé sëñ Bamba da ngaa osé dafa bokk ci nit. pire. ok ba tax na am ni moom jaam nga xam boo osé daa ceekete. ok nga ñëw ba ci kaw ci côté coiffure bi nga def 2 tons. waaw mais gis nga. am ni lu mu doon. non dama laa bëgg yow dama laa bëgg. non man am di laa gëm. Barke Bara Mbaye man am di laa bëgg. waaye nag man en tout cas je t'aime bien en tout cas am di jërëjëf ça a été un grand plaisir. waaye dafa am sama jigéen ba nga xam ni. mooy borom le 23. borom États-Unis. muy aji nday borom États-Unis. borom teraangay. jigéen ji nga xam ni mooy lawbe bi namul daraay giir. namul dara ndax liggéey lu mu am doole moo ko may. ki jàppale mbokkam jàppale sama yaay mère Sadio Sow ma koy nuyu sama jabar Tutu Fall. yaay Fërital. aji nday doomu ndeyu Ndeye Gueye yow dundal ba découragé wu. di bëggee Xaadim Mbàkke Alpha sama doom baay ndax nit amul lu dul ay famille. waaye aji nday yow loo dund doyul borom États-Unis borom Espagne yàlla na sa jàmm yàgg. dundal ba découragé bay ñaan yàlla suñu borom rappel moi. man de du ma rappel moi yàlla. te na nga fexe ba bu la Western Union wala mu jaarale ko fenn na nga fexe ba nag ma ci kii man tamit rek. kon baax na sama part ñëw en tout cas aussi Anna ça a été grand plaisir macha allah yàlla na voix bi gën a wër. man bi gën a yokk juste tes mots de la fin. waaye nag ma ñëw. am di pare gis nga kii ku ko jàppale mu dem. talent la man yëg naa ci sama bopp te am naa envie sax def ak moom dara. te li ci kanam raw li ba dina liggéey. am nga envie def dara acca xam naa daj après duñ daj dëpp du ñàkk après di nga jël numéro am ndax nee na bëgg na def ak moom dara nee naa la fii mooy géewu ndaanaan yi géewu annonceurs yi géewu organisateur d'événements yi c'est le moment de découvrir une nouvelle facette de la télévision sénégalaise c'est le moment de découvrir une nouvelle facette de votre télévision la Proxi TV j'étais avec Anna ce mot de la fin avant ñu bàyyi la ñu yeewi la parce qu'on t'a assez retenu maintenant. avant tout maa ngi leen di remercier ci dalal bi surtout moom mu ñëw rek mu yaatal ma lépp moo tax ma gën kaa dugg sax amul benn problème nag. ma gis la nga ñëw di ma keccamboo rek. donc si xam ne nu nga ko waxee sax da ngaa waane. ok da ngaa waane te da ngaa mën lu ngay def nag car macha allah. mais maa ngi remercier samay xarit ñoom Amina ñoom Fatou surtout Jazz. ndax Jazz moo tax ma xam daaj. maa ngi leen di remercier bu baax a baax. sama papa ak sama yaay sama suñu waa classe waa Savoir Plus ñëpp waa Grand Yoff. kon Savoir Plus nga nekk. ok waaw. ñëw. maa ngi nuyu waa Grand Yoff waa Pikine waa Guédiawaye Parcelles. bëri na. waaw bëri na kay parce que man yàlla def na ni ci banlieue yi laa gën a kii. Parcelles laa juddoo non Guédiawaye laa juddoo. màggee Parcelles. waaw tàggatoo laa la wax nag waxuma la nga wax ay kii. waaw xam naa damay tàggatoo c'est que damay revenir rek ci waa banlieue bi parcours yi quoi ak Pino ak waaw merci léegi. waaw pare naa yow. juste un petit acapella am di jàpp temps am di dugal man ma tàccu bu ko daan defee. avec la comité de régie ñi dem jëli ji la nga xam ni moo di clip bu Prince Dioum yaa fi ne je vous rappelle que Prince Dioum est là aussi Max Maïga est là mais l'attend que clip bi di ñëw Anna tàggatoo ñu avec sa belle et mélodieuse voix encore une fois juste une dernière fois question de 10 minutes 15 minutes on sait pas qui c'est bu neexee sax ñu def ko pourquoi pas 10 minutes kenn xamul dara Anna. may ma lu la neex avec le cover de Ngaaka Blindé. le cover de Ngaaka Blindé boo xam ne def Blindé na plus de 1000 vues. waaw buñ ko kiiyee. ok dugalee ci. maintenant cette fois-ci ça sera sans instrumental parce que j'ai envie d'entendre encore une fois ta voix. ok. Je sais que j'ai l'idée d'avoir un bon mec de qualité
Un mec posé parce que tu me fais que me fatiguer. Cette fois-ci, c'est pas des faux billets. Non plus, tu n'as pas assassiné. C'est des bêtises, c'est des conneries, on t'a inculpé. T'avais confiance à tes amis. Ils t'ont balancé. Ce qu'il t'est arrivé, mon bébé, la police te recherchait. Ils sont là-haut, on doit s'en aller, oh. Rien de là-haut, tu dois m'amener, oh bébé. Oh là là. Incorrect, tu es incorrect. Tu es incorrect malgré tout ça, je t'aime comme ça. Incorrect. Tu es incorrect. Tu es incorrect malgré tout ça, je t'aime comme ça. Je ne suis pas comme Aya Nakamura. Tu es mon jaja. Mon jaja, oui, mon jaja, oui, mon jaja. Merci beaucoup, Anna. Vraiment, merci beaucoup, Anna. Vous avez vu, machallah, elle est tellement talentueuse. Yàlla na ko yàlla lafal cat. Li nga bëgg ci sa carrière musicale suñu borom àggale la fa. En tout cas, mention spéciale et mes respects à Dadju Deup, à toute ton équipe, ton manager. En fait, yow, moom je t'ai même pas demandé qui est ton manager. En tout cas, merci beaucoup à Daj, merci beaucoup à toute son équipe. Vraiment, vous avez accompli un travail extraordinaire. Machallah, li ci des yàlla na suñu borom mottali mooy li gën ci moom mu def ko. En tout cas, elle est 3 points de suspension. D'accord, merci beaucoup. Tout de suite, nous allons regarder le clip de Prince Dioum Yafine. buñ ci jógee tamit ñu seeti ji le nouveau single de Max Maiga. Il y a le temps qu'il s'installe sur le plateau. À tout de suite. Voilà, juste je vous dis que nous sommes de retour sur le plateau. Machallah, tout à l'heure j'étais en compagnie de Anna et de Amdi Fall. Machallah, xam ngeen ne nee naa la c'est le moment de découvrir les exclusivités, c'est le moment de découvrir les artistes sur le plateau et sur l'antenne de la Proxi TV. Je suis encore sur le plateau en compagnie de Prince Dioum, xale bi nga xam ni machallah il est en train de chauffer la toile. Ka nga xam ni way na fi lu ne borom Yafine, doom day Dadachou, borom Kër Massar, borom banlieue dakaroise, mais également aussi je suis en compagnie de ki nga xam ni moo di Max Maiga, de son vrai nom Maguette Maiga. Il est issu de la banlieue dakaroise, plus précisément Guédiawaye, nekk rak ci la nga xam ni moo di Mamadou Lamine Maiga, nekkan ka nga moom tamit rakku salaam la nga nekk rakku salaam nekk xaritu salaam macha allah moom tamit moo gis suñu plateau bu ko daa def rek tout juste damay tourner daal di wax ak Prince maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar mon frère. Prince naka yitte yi. maa ngi sant bu baax di la bëgg bu baax. bëgg ñi nga xamante ne ñoo toog seen kanamu télé di ñu seetaan di nuyu waa Parcelles déjà fi ma dëkk juddoo fa xëy na bu ma dee fi ma dëkk sax gars yi nañ ma xaw a clash mais fa lañ juddoo fa lañ yaroo. man dama yéemu sànq bi ma ñëwee ma gis leen ngeen toog en fait ma ne alors que man je savais même pas que xamante ngeen nekkite musique moo demee noonu scène musicale moo demee noonu amaana dañ koy faral di wax ñu ne artistes yëpp xamante nañ en tout cas Max maa ngi lay ziar. salaamaaleykum maa ngi lay doon yàlla doon nangu ziar di la jox cër di bëggee waa kër gi Proxi di ziar technicien ñaaw li nga xamante ne lépp li fi jàll mën naa ñoom la. yàlla seen loxo wér. seen bët wér bu ñu mën a gis. li ñuy allahumma amiin yow kenn du yow. comme nga waxee rek. di ko baax. di ko oyof ak suñu baax dañoo xamante ne mosuñoo gisante dañoo déggante rek. mais tey yàlla dogal tey jaarale ko ci yow. yow kon dama lay jaajëfal. ndax soo ma tàggalee ci plateau bi ku nice ku baax ki nga xamante ne roykaay la noonu yow laa jaajëfal. yow dama lay remercier bu baax a baax. ak sama xarit bu ñaawul bii. di bëggee aussi fi ma jógee Guédiawaye. amoo 456. amoo 456 marché bu bees Baxdaat ñëpp maa ngi bëggee ñëpp di leen wax Max a ngi nii seen doom seen xarit.
macha allah en tout cas kooku mooy Max Maïga gis ngeen ni tamit Presidium moo ngi sama wet ñoom macha allah ñu nekk ay ndaanaan Kulu Fadrine je pense que kenn dootu leen présenter ci musique sénégalaise car j'ai l'habitude de le dire amatuñu dara lu ñuy prouver s'il s'agit de tonalité ils l'ont s'il s'agit de voix aussi ils l'ont s'il s'agit de musicalité aussi ils l'ont macha allah ñu nekk ay ndaanaan Kulu Fadrine mais Prince ça faisait un temps ou bien ça fait un temps car ñu gis ne tu as eu à faire des sorties depuis lors kenn gisatu la je pense que say single ou bien say clip du yow laa miin su ma jumul yaay nga njëkk a génne après yow laa miin après yow xaw ma yow la ma miin xaw ma yow la ma miin xaw ma oloful lépp nga fa làkk xaw ma je ne sais ay ñëw ay xaw ma nan waaw gunge ma en tout cas mu nekk la nga xam ni tu l'avais sorti et que depuis ce temps kenn gisul Presidium mais au fait man avant que ñuy agsi foofu je veux savoir on a l'habitude de dire Presidium mais qui est Presidium et d'où vient ce nom Presidium bi fan la jógee. voilà dama lay sa war a tontu ci question boobu parce que Presidium benn Baye Fall la. benn ndaw la juddoo Parcelles Assainies unité 6. donc ñu nekk ak suma famille. bu baax. yàlla nag xiir ñu ci musique. ñu doon fooy suñu woyu grand frère muy Wally Ballago Seck. bu ñu commencé woon di woyatu ay woyam sax. day gis xale yi jigéen yi dal ñu ci ginnaaw apprécier ak ñoom donc ñu pourquoi pas ñu essayer non rek après ci laa toog sama yaay un jour ma ne ko yaay mu ne ma naa ma ne ko danaa la way bu wéyee quoi ma ne ko yaa ngi de mais danaa la baat incha allah parce que léegi nga sama kër fay loo xamante ne pour man balaa may tàmbali sama carrière war naa ko tàmbali ci yow muy jenn ba jaaje di ñaan yàlla guddal ay fan allahumma mook suma papa Kana Jum ak suma tante mu nekk benn son ba nga xam ni tu ne l'avais pas programmé. non nekkul la nga xam ni daf ko bind man je sais man def naa ay recherche yoo xam moom damaa sopp pour te dire muy noonu da nga dugg studio parce que lu jóge ci xol lay dellu automatiquement bit bi ñëw nga tegu ci nga woy lu extraordinaire. idée bi moo jiitu mun na comme ni nga ko waxee nii rek idée bi moo jiitu parce que dama la ko yaay danaa la way wax naa ko yaay danaa la way après 2 jours ma dem studio Lay Jaay di nuyu aada voilà après ma ne ko dama bëgg woy suma yaay mu ne ma woyal ma commencé tegu ci ndànk xam nga voilà après ci lañ programme benn bit noonu ñu génnee ko donc boobu ba léegi nag bañ ko génnee après ñi commencé apprécier ñu ne kon pourquoi pas duñ ko def yoonu tool ñu daal di ci xar suñu tànk tubéy ñu ànd ceeg suñuy doomu ndey suñuy xarit xam nga ku ci mel ni Papa Dieng Sala samay xarit Ousmane et tout voilà entre frères quoi. Mais pourquoi Prince Prince gars yi dañ ma koy dëjë buuso mos nañ ci waxtaan ma ne ko man sama papa roi la mais day ree bu tudd suuf Prince fan nga teg sa papa roi ma ne ko dama am papa joo xamante ne papa ju mbat papa la papa ju yar ay doomam papa ju jël ay doomam yar leen maanaam teg leen ci bonne voie donc ñooñu mënu ñoo judd rek daal di jar ko moo tax fu mu juddoo rek fu mu taxaw dañu doon ay Prince mais dafay réew ba sonn mais Prince man ñu ma tuddee Serigne Mbacke soxna woon ba mu tey fa bay laa mooy suma turandoo bis ni ki tey Serigne Mbacke soxna loolu laa lay woowee mu ngi loolu donc xam ne comme dañuy xaw a safal bi saf ñu ne pourquoi pas te comme gars yi dañuy yàgg tooñee Prince merci beaucoup ñu dundaat ko le son de Presidium yaa fi ne un son vraiment qui avait vraiment chauffé la toile mu nekk son ba nga xam ni je ne sais pas qui mais man wayal naa ko sama copine ba sonn mu nekk la nga xam ni non Prince bu nu mu ko woon muñ yaa fi ne en fait mu nekk la nga xam ni réception yi dîner de gala yi ñëpp il suffisait da nga ñëw non tegal ma yaa fi ne et que depuis lors Prince gisuñu la. waaw yaa fi ne xëy na sunu borom moo ci teg loxo rek mais ñun duñ ci dara ba léegi dañuy jàng am na fu mu ñu yóbbu nag di ko sante sunu borom xëy na des fois sax nit woo na ma ne ma que sa morceau bi tax na ba ma dellu ak sama borom kër te dama doon jëm ci divorce wallahi non voilà loolu dama koy sante sunu borom mu ne ma dama naroon divorcer ak moom parce que dafa am yu bëri yu ma déggoon yu ma metti lool mu ne mais ba ma dégloo sa morceau bi di déglu nga naan dañ lay yàqal toog di la ree ma dem xoolaat bu baax a baax li nga woy ma gëstu ci bu baax ndekete man li ma yaakaar sax amul. les paroles c'est
au fait les paroles da nga ko dund wala simple inspiration parce que lii mënul nekk simple inspiration soit da nga ko dund je sais que man koy dund ma génn nga paroles yi yaa fi ne da nga ko dund au fait d'où vient cette inspiration en fait fan la jógee. ku mel ni Papa Dieng Sala sama copain. moom da lay yërndu ci néegam mu koy dund may jël di los xam nga. papa wa ngi nee ci ginnaaw toog papa nee na aram da koy naan sàngara. moom la de moo koy dund. en fait yaa fi ne nag wax dëgg fi nekk yàlla mën na nekk di am na fu ñu inspiré woo ci lu bëri ci sound bi. mais dama ko woy pour génnee ko jox ko askan bi ñu bégg ko. parce que xëy na dafa dañoo tolloon ci phase boo xamante ne il faut que ñu ñëw aussi. xaw a wane suñu bopp donc voilà noonu la fa demee mais di ko may xale jigéen yeeg gentleman yeeg ñëpp di ko may sama copain Max. jëlal morceau bi yaa ko non moom dafa baax. Max xanaa jommi nga. non dafa baax. ndeysaan macha allah Prince yaa ko moom mon frère. sa relation ak sa yaay. saa yi fi nga dugg baaxul de. j'ai fait des recherches. bul jooy sama plateau. J'ai fait des recherches. Prince luy nekk ci àdduna yaayam moo ko gënal. Prince sa relation ak sa yaay. ci ma sa wax. xam naa ni Papa Dieng Sala mi toog dina ne ma bul wax quoi waaw mais dinañ ci cof mooy suma àdduna quoi. et que bi ngay doog a dugg ci musique paa bi xaw a am lu mu defee. C'est mère qui était là, c'est la maman qui était là. À chaque fois que Prince est souffrant, c'est la maman qui est là. Waaw. Beaucoup de remédies Prince. Man, je sais. C'est grave. Dem na ba am na yoo xam ne sax on peut pas le dire en direct. Mais je sais que yak sa yaay c'est quelque chose de fort en fait. Sa relation ak sa yaay. mooy suma àdduna en fait mooy suma àdduna. moo may defal moo may dalal quoi voilà. lu ma mënti am ci lu ma metti su ma xalaatee ni su ma yaay mu ngi sama wér rek après ça va quoi waaw te damay ñaan yàlla mu wéral ko bu baax mu wéral ko waaw dafa yàgg sonn ci ñun xam nga dafa daj quoi voilà mais tey jii suñu borom mu koy fay ci ay njabootam di nuyu sama frère rek sama sœur yëpp waaw xëy na lu mu daj dañ ko gis dund ko ba tax amuñu ci moom sago donc voilà bëgguma sax sori ko mais yàlla na yàlla wéral cëram quoi. en tout cas ça me touche. boo déggee Max boo déggee ni muy waxee ci yaayam nga xam ne en fait c'est quelque chose ba nga xam ni c'est quelque chose c'est un lien hyper fort man en fait man noonu laa mel ak sama yaaya je te comprends mais dañu gis ni depuis un max de temps kenn gisatu la. ma for ci yeewu béy ne yaa ngi studio am na looy waajal man xam naa. saa yow. sa copain mooy toog ci ginnaaw xam naa papa Dieng Sala moom sama doom baay la parce que man Dieng yi nga fal Yacine man Dieng laa sant. Non déedéet non je sais que wóor na yàlla je sais que je vous prends comme témoin vous très chers téléspectateurs je n'ai même pas vu papa Dieng Sala je ne le connaissais même pas ma for ci weewu béy ne yaa ngi studio waxuma la lépp de je veux un tout petit acapella de ce qui se prépare. waaw maa ngi studio King P on the track. King P on the track. loolu ko dotom du ko wax. King P. ko Bakary mi ci kër gi régi je sais que mënul wax li parce que lii moom ko dotom du ko wax. King P in the track. King P on the track. Okay. mu ngi dëkk fii Malick mooy borom Kër Massar. di xale bu loxom set lool. di ndaanaan yàlla may ko mu am dégg boo xamante ne dafa yéeme man sama waay la. découvrir naa ko avant may ñëw Kër Massar mais il est tellement fort wallahi l'azim maa ngi studio am di waajal benn surprise pour sama mag sama xarit di Wally Ballago Seck. ñu ngi koy waajal benn son boo xam te ne moom lañu reprendre am sax ay affaires yu ñu ci dugal mais mi ngi ñëw léegi. King P xaw ma ba xam pare ngeen. ou pas. xaw ma ba xam pare woo leen Max pare nga. non man ce qui se prépare man avant goût bi man laa bëgg a am. loolu nga bëgg a am. waaw. maa ngi ko naan kii la naan diw du sa nawle ngewel la waaw buuru yàlla amul ngewel doomu Aadama rek ko ñooro
lu mu metti metti waroo dem bàyyi ma ndax tegoon naa la fu kawe lool Mariasin may sa biige maaro ajum naar nga des noob jar ko des na lambaay jiinoo faramaareen chéri soxna ay dara lay doon ajaratu jaaga la ñooy sa yaay papa coono ni jooy te noppi guñu waale bayu momi bayu Ndella bayu Mouhamed wali balaago yéen bi dis na lool c'est qui le plateau moi c'est qui le plateau non ndeysaan Prince xam nga du ma bett parce que laataa mu dugg ci musique maa ngi say archive dafa famoon Wally Ballago Seck ba nga xam ni ay wayam rek la daan way loolu dëgg la ñu ne ko est-ce que doo seeti Wally Ballago Seck mu ne du ma seeti Wally damay jóg àgg fa Wally àgg bis dina ñëw dinañ daje ci kaw seen loolu doon nit nag macha allah mais la voix mais xam nga ne da nga drôle ak Wally Batt waaw comme ni nga ko waxee mosuñu la ko wax non loolu sax mooy sama début carrière xëy na bu ma xawoon sàggane tuuti sax dañ naan ma Wally 2 wala Wally Junior mais dama ko bañ parce que Wally mi toog xëy na bu toogee di ma seetaan moo gën a tay ni bëgg naa yegg fu Youssou Ndour yegg mbaa ma weesu ko te nit munoo toppandoo doomu aadama baraw ko njëkkantewuñu ak Wally dama ko bëgg ba nga xam te du sax musique du ma sa am si kaw àdduna dama kaa bëgg ba su ma ko xoolee sama xol day sedd xam nga kooku mënoo njëkkante ak moom mais moom fi mu toog xam na ni Prince Dioum bëgg na ma weesu donc du coup après voilà ñu dem jéem a am suñu voix bopp am suñu yoonu bopp mais teewul ba léegi nii su ma woyee woyam wala ma woy voix am di nga ne Wally la quoi. non mais j'étais choqué en fait. Voilà donc noonu la fa demee. En tout cas je ne sais pas quoi mais je sais que Wally Ballago Seck il a mis la barre hyper haute ak son bu bees bi nga xam ni moo di Mamacita. waaw mu nekk son ba nga xam man côté casting nee naa waaw. dama ne waaw ñu nar maa dóor en tout cas. c'est une fierté quoi. En tout cas je sais que mesdames et messieurs amis chers téléspectateurs je sais que yàgg ngeen toog di xaar Prince sera là très bientôt ma ne ko Dieng Juga Fall Yacine bi toog ci el bi mën na ma ko confirmer am na du muy demee sax après dinaa ko dugal ci plateau bi waaye tam ma bàyyi ko foofu moom day griller plateau bi quoi adaka bi ne la mu nekk nit ku baax nit ku am yar macha allah doom nday Dada Chou borom Lagros Dada tamit moom war na ñëw ci plateau bi maa ngi koy xaar ci kooku nag moo nekkoon Prince Dioum dégg ngeen li nga xam ni absence bi nga xam ni marqué woon na ko après dernier clipam bi nga xam ne génne na ko si je ne me trompe pas muy Yaafine mu nekk nag absence boobu dara waralu ko dul toog ba nga xam ni toog nañ di liggéey ndax ku nekk xam ku xam milieu bi xam ne il s'agit c'est une question d'inspiration bind arrangé dugg studio ay prise de voix yu dul jeex mais très bientôt am na luy bees il reprend un son de Wally Ballago Seck Mariasin may sa bigé mar Mariasin Baye Ndella ak Mohamed Naru Diaga ak Dom Papa Thione un artiste qui n'est pas facile à imiter donc s'il le dit et d'après ce qu'il a fait je sais qu'il peut le faire Prince Dioum ma ñëw moo tourné nag am na ka nga xam ne moom am na problème kii Lamine Mayga nee na artiste Sénégal ou bien jeune musicien yi du ñoom ñooy yóbbu baar bi fi ko mag ñi tegoon ñu ne lu tax mu ne ñaari note wala ñaari accord lañ lay génn bàyyi ko fa ne way nañ et pourtant il n'a pas tort en tout cas ça reste à voir ndax xam naa ne Lamine Mayga du ko may saala yaay nder en tout cas il s'appelle Max Mayga il nous est venu depuis Guédiawaye il est là aujourd'hui sur le plateau de C'est le moment vous savez bel et bien aussi que vous êtes en compagnie de l'homme qui se nomme DJ Pino Style léegi lay doon Max Mayga Max mon frère Pino Max mon ami Pino man dama laa bëgg Max mu Salam Diallo loolu leer na Max bu Mamadou Lamine Mayga loolu leer na Max bu Guédiawaye ndeysaan loolu leer na Max bu Parcelles l'un des phénomènes de la banlieue dakaroise Max est là mesdames et messieurs Max sinon comment tu vas sant yàlla baax comme d'hab yaa ngi ok waaw maa ngi nice maa ngi cool mu ngi mu ngi baax
a ci nuyuwaatal defal lu la neex. waaw ba tey rek may nuyu waa kër gi ba tey rek di nuyu waa kër gi ñëpp di féliciter sama xarit bu ñaaw bi toog Prince di ko jaajëfal di ko encourager aussi nga xam ne affaire bi liggéey dong la amul secret ah lépp liggéey dong la macha allah fi nga bëgg àgg yàlla na fa yàlla àggale barke yonent bi ndax da ngaa baax ndax li nga wax say waajur dama cay kontaan ndax damaa teel a ñàkki waajur yow mi am say waajur tëyal fonk leen barke yonent bi sàkkul seeni ñaan ci kanam nga jëm bul dem ci sëriñ bul dem fenn nan la si yaa ñaanal incha allah ci kanam nga jëm ci kàttanu yàlla ndax da ngaa baax ndax nee nañ lu nëbbu ci xol feeñ ci kanam moom ni kanam gi taaroo noonu la mel man je l'aime bien. barke yonent bi soirée live benn soirée live lañ daje ce jour j'étais charmé parce que man musicalement doomu géwal laa maa ngi bokk ci yëmmu góor Farsara Siga Dieye Marco Deg Birane Ndiaye ma jaay jëm ak ma jaay ma ci tube xar yàlla Birane Ndiaye di sët ci sekki jërëmi ci mbay saaxa yàngala mbay yëmmu góor Farsara Siga Dieye Marco Deg Birane Ndiaye ma jaay jëm ak ma jaay ma ci tube xar yàlla Birane Ndiaye bu la neexee nga dem ma jëre bu la neexee nga bàyyi ko musicalement ñu dañoo dégg ay doomu géwal loolu leer na mais jour boobu fi mu duggee oh jour boobu Lac Rose këpp na en tout cas macha allah kenn du moom mais Max Maïga j'aurais bien voulu que nga wax ma tuuti ci Max carrière am Max débém laataa may ñëw parce que am na fu ma la dégg gisoon la fa déggatuma la fa waaye dinaa fa ñëw mais laataa loolu je veux que tu me dis kan mooy Max. bon Max mooy benn doomu géejaa boo xamante ne daa am lu mu bëgg. muy li ay moroom bëgg muy musique ci fànn gi ma koy dundee man ak ñi koy dund géej waaye muy musique ñu ànd ci di ko def ma ànd ci ak samay nawle nag waaw yàlla xiir ñu ci ñu koy def aussi may waykat waaw sama mag aussi di waykat muy Modou Lamine Mayga waaw amaana maam aussi foo xamante ne bëgg naa faa egg ci musique xam nga Max daal mooy Maguette Mayga bu banlieue waaw ci gàttal maay Max bu banlieue nekk waykat bon bëgg àgg fa sori daal waaw ku koy Max. Pourquoi tout simplement la banlieue Max bu banlieue bi. non pour l'instant mais man Max man je pense que c'est Max international. parce que Max waa Maroc ñoom may seetaan jamono ji ñoom Mbaye Ndiaye ñoom keroog bi ma ko envoyé sa yenn extrait envoyé naa ko Salam Diallo nga nekk gaynde Fallou Dieng moo ngi foon su ma juumul Doudou Yaay kat yi moo ngi foon ñeneen a ngi foon ku ñëw way dem. nga gën caa tuuti ba nga wooyee Salam dafa croiser les bras. dëgg la waaye foofu dinaa fa ñëw. kon donc Max c'est l'international. dëgg la man de ma Max c'est l'international sama xol di féex. mais si parce que loo gis lu ne borom bitu mbagg boo gis xol ba boo ko ubbee magasin ci ne tey gi su ma nekkee Max Géejawaay ñaanam yàlla rase Géejawaay ndax mbër moo gis roi des arènes la bëgg a ñoddi comprendre nga kon maanaam wax li gars yi naan mbalaxum bopp borom yu koy fecc xam nga ab doomu ngéwél nga xam nga fa laa waxee xam nga rek damay soog a door dama nekk ci yoon di bërëng te looy bërëng incha allah dina sori loolu la quoi musique moom yoon la mënoo jékki-jékki ne deux te waxoo un kon maa ngi sama secteur laay fight ba moom ko carrément bu mu leer na lii moom te sax moom naa ko te sax dafa mooy loolu gars yi macha allah bëgg nañ ma am na fañ ma teg xam nga man awma problème Baye Fall la coo jibul loolu lañ may woowee coo jibul moom loo ko wax mu ne coo jibul on nun ji mooy sama deuxième tour xam nga sonn démb newoon ci ay vacances. Max daal bi tëdd Max 10 heures laa ko xam 10 heures 30 ko Max plateau bi vraiment. maa ngi ñëw. c'est que damaa joué woon démb sonn jóge fa am sa benn xarit sama benn jigéen bu doon def benn concert Ami Seck fa laa jóge dem fa ànd fa ak sama gars yi. moo tax moom damaa tiit damaa tëb ndekki ma sax. ndekki ma fu toll nii damaa xiif. mais waaw mooy garaawul cooju dama koy gérer jaral nga ma ko. après dinañ am lu ñu def mais Max ñu gis ne avant say clip Max il faisait des soirées live sur ci yenn ci restaurant yi nga xam ne am na ay salles de spectacle Max ñu gis ne bi nga dalee def ay live da nga marqué benn temps bu yàgg doog a génne li nga xam ne moo di clip pourquoi lan moo tax temps boobu noonu nga jël ko. bon waaw comme ni ma la koy waxee sànq rek. parce que ñun nu ñuy liggéey mooy dañuy def ndànk waale dañuy liggéey patience xam nga parce que affaire bi daf sorxo parce que may nga danaan ma booy mën a waaxu dëgg xam fa nga jëm da koo gën bon ma koy mooy suivre ay conseils am nag xam nga ba ñu xool ñuy def ay soirée di def ay soirée yàlla def ñu dugg studio def morceau ñu bëgg ko def clip ñu dugg ci affaire de Covid bi ñëw songu couvre-feu bi ñëw xam nga mënatu ñoo def affaire yëpp sama gars yi ñu ne même promotion defuñu ko ndax amuñu woon temps bi boo xoolee Maygo si def na vidéo ay affaire am mais promotion bi day xaw a sooxe léegi nañ bàyyi ba génn ci
suñ si génnee def vidéo bi parce que man bëgguma carrément lu amateur yi j'aime pas parce que suñu manager Momo Diagne maa ngi koy nuyu bu baax a baax Momo Diagne mooy sa manager maa ngi koy nuyu bu baax parce que nee na ma sa imposé na ma nañ def vidéo ma ne ko non boy su naree yomb rek nañ ko bàyyi j'aime pas bëgguma lu amateur yi nañ xool ñu mën a tourner vidéo yu nice ñu xool tous les moyens ñu lijjanti ko teg ko ci taal bi ñu tourner ñu suñu vidéo mu nekk ñu bàyyi mu seet dañu def beneen morceau incha allah ñu ngi waaj le 10 dugg studio def beneen morceau bàyyi bee def pour top promotion boobu incha allah rabbi. Max ma gisoon la ci Salam Diallo nga ñëw sa mag Mamadou Lamine Maïga nekkatul Sénégal jàpp sa loxo daal di lay booleeg wóllëreem nga xam ne dama koy faral di wax baa xam ngeen ne Mamadou Lamine Maïga moo njëkk woy Salam Diallo ci Sénégal boobu Salam Diallo il n'était rien boobu Salam Diallo xamuñu ko sax mu dem ba moom nekkatu Sénégal mënul ko ci rakam Prince mu jàpp ci loxo mu boole kook Salam mu ñëw soirée Salam mu wàcce salle bi boobu complexe gaynde la woon si je me rappelle je pense c'était en 2018 ans mu ñëw artistes yi fa nekkoon bëri na nga way nga charmer public bi nga charmer Salam Diallo Salam Diallo ne la à partir d'aujourd'hui jël naa la nokkas ban après quelque temps même pas 2 ans 2018 2019 2020 Max nekkatul nokkas ban mais qu'est-ce qui s'est passé non c'est que xam nga doomu aadama boo gis ñàkk maanaam ñàkk ginnaaw parce que nit ku nekk da nga xam fan ngay taxaw te boo ànd ak ay nit aussi ngay liggéey ku si nekk da ngay sañ yor sa fi bopp man su ma sañoon bon du ma ne groupe bi ma yor maa ko moom wala maa ko gérer non man su ma sañoon lépp lu may def rek ndem man maa leader sama groupe maa leader bi sañ naa mën a créer sama groupe bopp ñoo ñu jouer xam nga ba tax loolu laa gis ma ne ma bokk Nokos Band Salam sama mag la quoi dafay am plateau di ma woo 2STV dama fa woo ne ma kaa def playback ma ñëw dem fa def playback ziar na Nirvana woo ma ne ma raq invité naa la ñëwal ma ànd ak sama gars yi dem fa ñu dem fa macha allah man ak Birame Dieng Sall def lu nice xam nga ma def premier morceau Birame def premier morceau joué ma këral ko ma joué ma tam nga toog ba mu pare ma def booba ma ñëw bëf comprends nga ba ma demee nag ba sentir nag am mooy li ma la wax rek musique di nga am fooy toll da ngay dem ba da ngay bëgg a gedd ndax yoon bi waroo cee wéet boo ci wéetee rek moom mbër yam demal nga toog parce que musique léegi li may wax sànq suma gars yi newul tout talent kalaan la boo amul ñu la dooleel dëggantaan non da ngay bàyyi ndax dafa xat trop xam nga léegi foo nga nekk ak ay nit ma yàlla boole ma ak ay nit ñu baax nag ñu bëgg ma trop am fañ ma teg xam nga bu doon ñaari nit sax damay liggéey ba dee ndax xam naa man fan lañ ma teg te incha allah rabi ci kàttanu yàlla bu ñoom fañ bëgg ma àgg incha allah dama fa àgg incha allah bien moi aussi je t'aime. xam nga Sénégal dama koy faral di wax Prince gis nga artistes yi ci kaw bàyyi leen xel booy de ils sont là ils progressent ñoo ngi ñëw seen kaw la ñuy jëm d'habitude dama koy faral di wax quand je vois d'autres animateurs au niveau des radios télé yu mag yi ñoom ñuy tax di wax il se croit que ou bien ils pensent que ñoom rek ñoo nekk animateur Sénégal au fait il y a des gens beaucoup plus talentueux que ñu nekk ci suuf mais xam nga mooy seen problème comme li Max wax wéet amuñu ko leen jàppale il y a des présentateurs il y a des animateurs qui sont là bu ñëwee ay yatu bu ñu yéegee ba fekk leen foofu ay yatu kenn lañ leen di bàcc moom ça je sais moo tax ndeysaan di leen wax ne s'il vous plaît un peu de coaching à l'endroit de nos artistes yoon bi dafa metti c'est difficile Max nga am looy waajal xam nga plateau bi du tax mu neex c'est le moment d'entendre ce qui se prépare Max je veux entendre comme yow tamit tuuti ba xam nga nee naa kii mu may ma ci li nga xam ne moom la nekk di waajal mais Max man tamit je veux entendre comment on dit cus bi rek de ce qui se prépare Max bon jongama laay préparé. kebatu la. non jongama way la way jongama. damay kebetu nag mais way la quoi yenn saa yi ma def lan nga jongama yi de xam nga Sénégal daa baaxoo am luñ bëgg. jongama ndax ku ci nekk Sénégal macha allah dañ xale dañoo jekk dëgg neexul dañoo jekk lool. Max Marie. waaye may àdd bu ma mere ah non Marie gu ma. nga laal jongama noonu. daa jongama xam nga rek parce que maa ngi naan di ko ci jongama jëlal way wi yaa ko moom boo ci bokkul mu ñël ndogalu yàlla waaw waaw Max Boy ñëw na di leen di wayal Max Boy ñëw na caata ngi nii xoolal xale bi ni mu taaroo
teg ci jongoma ki ko damp sudul yaayam di bàjjanam waaw waaw yóbbu solo ba génn dañu naan danga monte ans dama naan wéru leen sa yaaya ko liggéey. nee na ko sa yaay la dàmp wala sa bàjjen dafa dégg man dama bëgg jongoma foofu nag yow ba xam maa ci xool xale bi ni mu taaroo. yow bañoo jongom dangaa bëgg jongoma de ba bëggoo jongom dangaa bëgg jongoma mais Prince kii Max tay fini mere nañ la de tay fini dégg li mu jox ko mer tay finu Sénégal Max may ga nee na ku mer bokkul nee na jongoma yi ñi nga xam ne dañoo am âge ci duñ posé waxuñu waa ñi dégg nga maanaam nangul yàllaa ko dogal. kii ni mu mel du ci moom yàlla la boo ci mer yi ma taal sa bakkan baa nga taal sa gaz muy jëf-jëfi nga toog ci maa ngi ciy wax loolu. mais Max Prince xam nga ni kii dafa nar am problème xam ndax mu nar am problème Mamadou Lamine may ga ñëw ne du la may saara yandeer du la may tus nan nga nar a relever défi bi Mamadou Lamine Maïga lancé jeunes musiciens yi nekk Sénégal parce que nee na ñoom woyetuñu. waaw mais boobu tamit adduna bu nekk ak la ciy xew at bu nekk ak la ciy xew adduna bu nekk aussi ak la ciy xew parce que problème bi mooy Sénégal li fi xew da ngay def li xew parce que problème mooy aar léegi moo demee nii quoi parce que adduna day changé tey boo xool li fi amoon avant amatu fii te mënoo wax bu ñëwaat du ñëw jamais dañoo bëgg lu bon nag comprendre nga du ñëw mais léegi problème bi mooy li may wax rek li ma naan musique léegi comme musique léegi moo dafa defaru dafa yàqu benn essence parce que li tax mu defaru yàqu mooy am na ñu koy defar am na ñu koy yàq parce que xam nga ñu ko yàq déglukat yi tey Prince tey jii boo yoon dëggantaan da ngaa may waa ji saa yi comme bu ñu weeloo lii waay saa waay nga def beneen affaire ñu ne lii lañ bëgg fëgg loxo def nii bandi xam nga waaw wiccaxu tous leen nuyu bu baax a baax tous tasar waa tous tasar maa leen nuyu bu baax a baax démb ñu nekk soirée bi toj fo yëngal fa dikki sant aussi Cheikh Gueye Ndioro waaw mooy loolu non li ma def léegi booy jàmm gën ñëw ko moom tous tasar mais te loolu dafa nekk lu nice xew nag man dama ko bëgg j'aime bien waaw dama bëgg lu feelingé man li may gis nii damay dox ci feeling man bëgg ma soo kuy fekk dinaaw man su ma soñoon da ngay baal rek moo tax ma bëgg ndeer xam nga man j'aime kuy fekk di baal xam nga bëgg ma aussi artiste buy woy rek taxaw sur place non man dama bëgg nga yëngu mais que dama tout récemment dafa def morceau ma def ci vidéo envoyé ko man mais raq lii lan la li boo yow da nga mën a fecc am naa ko toogal foofu nga yaan fecc yow maa ngi sa kaw ngaa yooyu est-ce que c'est facile le métier nekk jeune talent nga gis ne artistes yi nekk ci kaw mayuñu kenn dara peut-être que Prince Diop mi nga xam ni il a eu quelques années d'expérience avant toi mu mën a confirmer li may wax d'habitude da ngay gis yàqante bu métti wala buusante bu métti ci milieu art est-ce que mentalement et psychologiquement côté coaching est-ce que Max pare na. waaw macha allah parce que yoon bi moom kàttanu yàlla xanaa yàlla mais góoma yooyu def ma ko suma bopp parce que yooyu bu fekkee yaa nga def sa bopp doo dem da ngay yéex. parce que booy sóor boo yéeg diw dem fi nga war a dem bul gestu boo gestoo fa xastal dala yomb comprendre nga comme bu fekkee nekk ci yoon demal rek bul sóor dara jëlal yàlla teg ko sa kanam jël sa ñaanu yaay mujj après ndam ngay am parce que loolu sax boo ko defee day mel ni gëmoo yàlla d'ailleurs parce que bul sóor dara war a sóor jëlal yàlla teg ko sa kanam jël say ñaari waajur xam nga mooñ ci dem kenn du la téye wóor na yàlla waaw. non man damaa waaru. moo la gën a xam lamb bi fu mu féete. mais nag gëm-gëm bi daf ci am solo lool daf ci am solo ñun xëy na yàlla may nañu chance boo xamante ne tey jii même bu fekkee côtoyé wuñu suñu grand yi sax dañu gëm suñu bopp ba pare média bi léegi tam technologie bi léegi ça va dafa avancé. man yàlla def na ni xëy na grand yu bari ci art bi xamante ne ñu dañ ma sax sopp wallahi na azim dañ ma sopp mais xëy na li may dem sax soirée bariwul parce que pour man temps bi ngay perte pour dem waaw du question de temps sax bi ngay perte waaw jamais est-ce que du sax dama xeebu ma xeebu gëm ni que am na yoo xamante ne jaru sax ngay buruxloo wala di dem di jéem a aj sa bopp di pour man lépp dafa war a naturel ba may soog a génn Papa Dieng Sala
magu Wally ay cousin lañ ñu toog mii pour mu yóbbu woon ma ci Wally boobu yàgg na depuis sama premier single lu yomb la woon moom sax da ko doon wax ma ne ko booy mën ma naam ñu ko gis nga aar du lu ñuy yàqamti wala c'est vrai ah dara nekku ci dem ci Wally xam na mais après bu ma demee ci Wally lan laa koy wax Wally dama laa bëgg wala damay roy ci yow amul sens Prince Dioum mu liggéeyal ba nga am as tuut ci expérience bu ko defee xëy na boo demee ba ci Wally nga mën a taxaw mu taxaw nga woy mu woy. macha allah gëm sa bopp je pense que baax na ci lépp en tout cas nekk fii di ay kii wak lii wak non mes amis je vous dis ah man nii laa mel man dama direct plateau ak hors plateau man li may wax dama koy wax et puis mu jeex mu perpendiculaire wala mu carré ku ci nekk jël sa wàll je vous dis ah Sénégal s'il vous plaît gëm leen seen bopp man quand je vois des gens en fait ça fait l'occasion que j'en parle parce que mercredi passé Papa Salam Diallo moo ngi woon Gaynde complexe Gaynde samedi passé suba juumul dimanche passé sam papa Kéba Seck moom tamit moo ngi woon Gaynde club di leen nuyu bu baax a baax dama koy faral di wax bu ñu demee ba Sénégal en fait on a perdu nos valeurs damay gis des fois des gens yi nga xam ni ils prônent la vulgarité sur les réseaux sociaux ñoom sax ñuy ëpp vue ñi nga xam ni en fait ils sont là pour sensibiliser la jeunesse sénégalaise ou bien la population sénégalaise c'est grave comme on a l'habitude de le dire l'heure est grave mes amis il faut qu'on en parle vous savez il ne me reste que 10 minutes je veux qu'on fasse du show j'ai des artistes renommés ay ndaanaan kullu fadrin nekk ay waykat nekk ay ndaanaan nekk ña nga xam ni kenn dootuñu leen présenté ti foog naa ne ci musique sénégalaise li ma bëgg rek mooy jàkkaarloo bu rafet bi ngeen jàkkaarloo kii yuuxu mu nekk duo ba nga xam ni Sénégal yéen a koy am yéen ñi seetaan Proxi TV yéen ñi seetaan à travers Facebook YouTube yéen a koy am en live et en direct buñ fa jógee ñu tàggatoo foog naa ne ñu jox leen dig daje incha allah ci beneen numéro d'émission samedi prochain qui commence ay caleen fasu naari góor yi takk nañu mbër ku mën nga war da ngay waar ku mën ti nga toog da ngeen may tàgg nag baa ñu bàyyi coli bu yàggi ñambar feeñ coli bu yàggi yatti feeñ ci ma dan naan la warul ko daan da ngay féete kaw ku jaar ci taatu garab guddi xam lu muy meññ danga fa jaar ba ceeg prince yaay baax baay baax dum du mën a bon waaye itam yaay day baax sak baay baax nga bon ba jaaxal leen ju duguri ndig baay fu la fit borom suy marok ma wàcc ma bab marok ma wàcc ma wayataama prince ndaanaan nga doo ñaaw du yàgg ba ngay ñaaw ndaanaan nga doo ñaaw baba moje mani bigel bona tamay ki may bëgg bàkk mooy DJ Pino sama doom yaay la mani ndaanaan la guy gu tar gaa ngi nii ku ne ci yow lay jànge yéeg mbokkum yaayu max maga lay doone ay yow max xanaa xamuloo ni dama laa bëgg loole dama laa sopp lool léegi maa ngi lay dégg nga naan juddu bu rëy ndéeg baay la waaye fulak fay da mooy borom sa yaay garmi la waaw sa baay garmi la yow max may ga bëgg naa la lool xanaa xamuloo ni ko bëgg na la waaw ko bëgg na lay ko bëgg na la waaw ba ma la xamee yàggu lool ba ma la gisi dama kontaan ci yow lu tax bëgg nga bëgg sa yaay bëgg ko sa baay buur la moo tax nga doon prince waaye fonk naa la jàpp naa la dootuma la bàyyi ndax man si maa la benn yoon laay tooy te suma tooyee dootuma tooyaat Pino laay bëgg a wel yemu góori farsar góor jigéen sekk jëri su ma neexee ne ma ki jëri ma ca mbéy sax yaa nga la mbaay sekk mi ngi mbaaw mi ngi yoo fi géej armi rukkuma sa arimi totuma mbaami xalma yaay baax baay baax doom du mën a bon sa yaay su baaxee baay baax doo mën a bon soo bone fa ko jëlee te xanaa xamoo ne sublike ba na ngi ci biir teg gileem ku ko yónni gànnaar sama yaay fa daan yeew
mani sama yaay booy sama yaay fajar la daan yeew bale diggat ba root ndaar yi jégg naa ji yeew di ko reetaan sama yaay ja ree yëngal bopp ba ndeke boobu mbërëm ji koy daanal conoom ya wooy la doon waajal sama yaay ji man amuma sagom jéena ba jaaje penn mule la ñuy sa yaay sama baay je kana jum samba ma dege nooy malaw birig maag malaw mi sa tënd joore baay mama ndaw baay Suleymaan baay namisu baayu Cerno Ndaame yoole yoo gay naa sugu juma géet sa fan géet ma jël bégee si ngi tigi ji maam yi ñoo ma wax foo jaar puusa lay lay la laaw lay lay dinaa woy dada chou kooku sama jumelle la sama xarit la mbokkum yaayu Marème lay doon mbokkum yaayu Toucha borom Lac Rose mbokkum yaayu DJ Pino waaw macha allah en tout cas yow mi may toog di ma seetaan nga la jëlal sa ñaari loxo yow tamit tàccul ma Max tàccul ma Prince macha allah j'étais vraiment charmé vous savez Sénégal. Dada am na lu ma waxoon naa ko wel de. su ma ko wel mbar duñ ma Prince mbar duñ boole nga mooy loolu. man nag Dada xaw ma ku la jàmbal waaye yow man war nga maa wax yow Dada yow ku la jàmbal. moom daa am benn son may bu bëgg boo xam ne da ko bëgg trop. nee na Max wel ma loolu ngir yàlla. ñëwal ñu baal woy ko rek. ñëwal. ndeysaanoo yi xam naa ni loolu dute yaay sama waa ji yàgg na ba yàlla doggale loolu ci sa ay xam nga mbiru yàlla la say lu ñaaw lay xool yow ba na nga jàpp kii sa waay la waaye yàlla mi daara tawul defar na ko ba mu baax a baax Aïda ndeysaanoo Aïda man mi di bëgg naa la maa la romb nu koo fay bëgg naa la wow Aïda En tout cas, vraiment, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça a été un grand plaisir pour moi. Gis ngeen ni laa leen ko waxee woon, c'est le premier numéro d'émission de votre nouvelle émission Bel et Bien Sûr, c'est le moment. Une émission que vous allez adorer et que vous allez aimer. Car je vous dis que vous êtes en compagnie de l'homme qui se nomme DJ Pino Style. Gone yëngu góor farsare siga jën gi Marco Deg Birane Ndiaye Madia Jëm ak Madia ma ci tube xar yàlla Birane Ndiaye, l'animateur de tous les géwël du Sénégal, le présentateur de tous les géwël du Sénégal. Dëgg du neex. Présentateur bu fi nekk wala keneen ku mu mënti nekk Pino ngi ñëw te ay yatu kel la lay dóor dëgg du neex bàyyi leen ñu xel de ñoo ngi ñëw en tout cas merci beaucoup Max, ça a été un grand plaisir am mbégte ak kontaante lool dalal la ñu déranger la tu t'es déplacé depuis ce matin ñu woo la sonal la nga ñëw vraiment l'ambiance la voix la tonalité l'inspiration yàlla na sa jàmm yàgg sa mot de la fin nga tàggatoo ak téléspectateurs yi nga xam ne boobu ba léegi ñoo ngi toogoon di la suivre à travers leur petit écran de télévision de téléphone portable ou d'ordinateur ñi nga xam ni nekk ñu Sénégal. waaw bon damay sant waa kër gi techniciens yi surtout ndax lépp lu baax ñoom la maa leen di sant bu baax di leen gërëm di la sant aussi yow Pino di sant sama xarit bi ndeysaan Prince ak Petit Papa Dieng Sala booy ndey maa ngi koy sant bi di sant nag bu baax a baax sama jigéen sama xarit depuis Amérique New York kooku di Maguette Mignon Mbaye maa ngi koy sant bu baax Mignon Mbaye maa ngi lay sant di la gërëm waaw yow loo defut baaxul yow ndeysaan yàlla na sa jàmm yàgg mbokkum ndey suñu mbay yaa xadi faale sa yaay di sant bu baax a baax Pape Faye monsieur le maire nekk Géejawaay soxla nag koñ ba nag may ñaan waa Géejawaay yëpp ngeen génn ñu jàppale ko jox ko maire bi incha allah ci kàttanu yàlla Pape Faye maa ngi koy siyaar di ko jox cëram di sant aussi bu baax a baax Thiéne Sarr depuis France sama mag sama xarit Thiéne Sarr loolu dund doyul di sant Kiné Gueye Kiné Maysa waa ak toutes les staff de Max Mayga waa Géejawaay fu ma jógee di sant ñëpp ku lim juum yàlla dongo dul juum mootul yàlla dongo matal ñun mënuñoo matal kon damay foo sant ñëpp rek waaw Max Mayga ak staffam yëpp ak groupe bi sama ginnaaw groupe xàll waa di sant ñëpp di sant Mamadou Lamine Mayga aussi waaw depuis Italie maa ngi koy sant bu baax a baax mag ju baax la waaw yéen it di la sant yow bu baax a baax yow amu sa fay
yow soo waxtoon su ma ne Max ñëwul damay ñëw ndax da ngaa baax man dama ne li may tee nit ki leen dong la mbaax man loo ma jaay lu dul baax bëgguma barki sëñ Bamba loo ma ñor lu dul baax bëgguma te soo bonee sax damay dugg di ñaan yàlla na kii baax ndax baax dafa neex li yëpp baax la li yëpp baax la bilaay wala yàlla seen jàmm yàgg fépp fu ñu bëgg a àgg ci aar moo xam yow mi ci li nga yëngu yàlla na si yàlla teg loxo waaw yàlla na yàlla fekk nga taxaw ci mbartal bi rek mu bëmax ngay dox lu bëri barki yonent bi